maaleykum salaam Babacar xibaar yi li ci gën a fës mbir mu doy waar ab gendarme ak policier la ñu daan fukki atu kaso ndax jaay drogue démb leen doon atte ca chambre criminelle bu Ziguinchor mu fekk gendarme yu Ndar di wër bandi yi doon sàcc ca station EDK bu Ndar te ñu fàttali kenn si ñoom moom waa jooju sax Isma Sow denc nañ ko démb ca Magnang di dëkk bu dendeek Richard Toll kuréel yi seetu ak yelleefu doomu aadama ci réew mi di ñaawlu li njabootu maam Xawaan Ngom bañ ñu denc waa jooju ca Pal ñoo lànk wéy di lànk yokk courant bi waral ñu bëgg a amalaat beneen manifester ajuma ca place de l'indépendance préfet bu Dakar xam ne jotagul genn kayitu yëglu waa JIR fare ci nguur gi ñoom ne duñu seetaan kenn di yëkkati fitna ci réew mi groupe Futurs Médias waneeti boppam RFM moo jiitu nekk rajo bi ñu gën a déglu ci Ndakaaru mu tukkee ci sondage bu institut BDA daañu teg xibaaru tàggat yaram chronique culture bi jeexal ak li ci yenn kaay mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne suñu nii ci ay faram mbokk yi ñu leen di nuyu dellu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaar suba gi dañ koy door ak wàllum yoon ak atte bi ñuy atte ñi def katu njombe yi chambre criminelle bu Ziguinchor démb nag bokk na ci ne mu doon atte policier ak gendarme ñoom nag li leen tuumaal mooy wàllum drogue ak andi def ñaawteef daal ne nag fukki atu kaso leeri leeg Lamine Baax ñaari fukki fan ak benn ci weeru mars 2018 Mansour Niang ak Ibrahima Diatta ki ci njëkk doon gendarme keneen ki doon policier waa OCRTIS du office central de répression de trafic illicite de stupéfiants moo leen teg loxo ñu ngi leen toppee nag association de malfaiteurs trafic intérieur de drogue ak détention de chanvre indien mbir mi nag moom lañ njëkk attee démb ci audience chambre criminelle bu tribunal bu grande instance bu Ziguinchor ci réquisitoire bi nga xam ne amal na ko nag procureur bi neen ne lii nga xam ne ñu leen koy toppee maanaam détention et usage de chanvre indien trafic intérieur de drogue ak association de malfaiteurs lu am la ba tax na jàpp na ni tribunal daf leen a war a daan fukki at te travaux forcés ñeneen ñett ñi nga xam ne bokk nañ ci mbir mi ñu teg leen ñoom ay daan yi jëm ci ñaari atu kaso avocat yi nag ñoom si seen wàllu jàpp nañ ne lii nga xam ne ñu ngi koy toppee seeni client li ci gën a bëri amul ba tax na ñaan nañu tribunal bi mu requalifier li nga xam ne nag moo di fee yi bàyyi seen clients yi ñu ñibbi seeni kër tribunal bi nag ginnaaw bu ñu gëstoo mbir mi teg nañu ay daan yu métti ki nga xam ne rek moo di policier bi ak gendarme bi ndaxte fukki ati travaux forcés la ñu amee Ibrahima Solo Touré ak Ibrahima Sidibé ñoom tribunal ñaari atu kaso la leen tëj keneen ki nga xam ne rek moo di Abdoulaye Sané moom bu mbir mi xewee ba léegi kenn tegu koy gët juróom benn weer lañ ko tëj tribunal nag xamal na leen ni am nañu fukki fan ak juróom ngir ñu amal appel bu ñu ko nammee audience yi di woy tey ji ci suba benn affaire bi nga xam ne war nañ ko attee moo ngi ajoo ci faat bakkan sàcc ak menace de mort Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. Lamine Ba jamono ji ñu daane ab gendarme ak policier ndax wàllum drogue gendarmerie bu Ndar moom di wër juróom-ñetti wëyu yi nga xam te ne bokk nañ ci ñi doon jéem dajji station EDK ba nekk ca Ndar ñoom nag xam ne nañ ne am na kenn ci defkatu ñaawteef yooyu ku ñu faat ñuy sàkku nag ci askan wi ñu gën a jàppale su ko defee ñu mën nag di faagagal pexe yi defkatu ñaawteef yi leeraleeg Mohamed Nabi Sala. gendarmerie yëkkati kàddu yu njëkk gannaaw cong ga amoon ca station EDK Oil te ndaw lii di Isma Sow ñu njort ni dafa bokk ci ñi nekkoon ci cong li ñàkk ci bakkanam. dañoo defoon ne banque bi la sambabo yooyu bëggoon attaqué waaye mujj ñëwoon mën a dugg ci bërëb boobu. ci noonu la ñu tourné jubal ci EDK. jot nañ dajji boutique bi ba dugg ca biir. pare ci loolu daal di génn dem ci pompe yi pour sol essence. ndaxte dañoo sàccoon nag benn oto. ca quartier boobu ñuy wax Ngalel. balaa ñoo dem ca station ba. ci guddi gi. lii doon luy dëggal bilan bi nga xamee ni jotoon nañ ko ci njort boobu ak léegi. am na benn gardien boo xamante ne nag moom jotoon na làqatu ca biir station ba ca la daal di woo gendarme yi. ba ñu yegsee aussi sambabo yooyu daal di sox seen kaw gendarme yi aussi riposté di jéem a wër nan lañ leen di arrêté daal di tiire ci seen pneu ya ba ñaari pneu ya ca kanam tojee daal di daw dugg ci mbooy bi. ci biir soxante boobu nag am na kenn ci sambabo yi bi nga xamante ne benn bal dal jam na ko ba mu dafa mujj gaañu. capitaine Ablaye Mbodj Ndiaye di commandant compagnie bu gendarmerie bu Ndar yokk ci yaakaar bu ñu am ci askan wi ngir fexe ba teg loxo ñi nga xamee ni tey ji ñoo ngi ci mbooy mi lee. ñun gendarmerie ñu ngi ñaan ñépp ñi nga xamante ne ñooy population yi ñu coopérer ak li nga xamante ne mooy force de défense et de sécurité pour ñu gën a mën a aar dëkk bi. gendarme yooyu nga xamante ne nag ñoom ñoo intervenir ñu ngi leen di jaajëfal ndax courage bi nga xamante ne moom lañ àndal ak pas-pas bi ba mën a yegsi ci délai yu néew ba mën a saafara nit ñooñu nga xamante ne ñu ngi woon ci njàqare. enquête bi nag mu ngi dox yoonam. ñu ngi wër pour jéem a gis ñi nga xamante ne ñoom ñoo jot rëcc te daw.
nañ jàpp ni rek samba boy yi defoon cong gi juróom-ñeent lañu kenn ñàkk ci bakkanam juróom-ñett ba léegi ñoo ngi ci mbooy mi. RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Sila juróom-ñett ñëw ñu nekk ci boy gi nag ki ni àndaloon di Isma Sow moom nag dañ ko mujj a faat ci cong googu démb sax lañ ko suul ca Manang di dëkk bu dendeek Ross Béthio njabootam nag jël néew bi démb ca morgue bu hôpital Ndar gannaaw autopsie bi daal di koy denc ndaxte ca Paal lañ ko bëggoon denc waaye xalif bu Paal njabootu Maam Rawaan Ngom dañoo bañ ne duñ nangu ñu suul fa waajoo xamante ne daal dafa faatu ci loxoora mbir moomu nag kuréel yi di saytu ak yelleefu doomu aadama xadu Ligue sénégalaise des droits humains ak banqaasu Amnesty International bi nekk ci Sénégal daal nañ koy métitlu maanaam nit ñu bañ ñu suul ab nit ci sëkk ya nekk ca Paal nee na nag loolu dëppoowul ak yelleefu doomu aadama ak nu mu mënti demee nit nag dañ ko war a denc buñ ko fu leen neex bu faatoo ba noppi kon ñu gis ne ak yelleefu doomu aadama salfaañe am na ci mbir moomu wax ci juróom-ñetti militaire yoo xam te ne dañ leen a dàq ñoom dañoo réussiroon concours entrée école nationale des douanes waaye ca mujjantal ga dañ ne daal ñoom ñooñu dañoo triché woon ak njuuj njaaj ju ci am kuréel gi nga xam te nag mooy mouvement national pour la citoyenneté africaine di sàkku ñu daal di leen di jëlaat ñu seet seen i njaboot ak yu ni mel ndaxte ñooñu jamono ji ñu ngi dund ay jafe-jafe yu tar ñoom militaire yooyu nga xam ne dañ leen a dàq dañ ci déglu njiitu mouvement national pour la citoyenneté africaine Bassirou Sy ci micro Aminata Goudiaby 17 militaires yu ñu rajee comme ça douane dàq leen génn leen sans aucune raison et ce qui est grave mooy dañ leen a woo douane moo leen woo nañ kaay leen réussir ngeen jox leen ay dotation jox leen seen i dàll seen tenue seen lépp dafa leen formation pendant 45 jours et chef d'état-major général bi ne douane ne ñii amuñu autorisation te pourtant am nañ seen présence au corps bi moom mooy wane ne yow qui est un militaire en exercice ñii ay borom njaboot lañ ay xale lañ am nañu ay waajur donc réew mi warul doxee noonu war nañoo xalaat lu ñuy def booy médiation koo xalaat dem comme def nañ médiation yi dara sottiwul ñun mouvement pour la citoyenneté africaine mooy Amnesty International mooy la Ligue sénégalaise des droits de l'homme on a porté l'affaire à la Cour suprême on a écrit une requête pour une demande d'annulation bind naa ay bataaxal président de la République ministre des forces armées ministre des finances ak ban ministre des forces armées ministre des finances ak fonction publique parce que ñoom ñoo yore affaire bi ak ministre de la justice. mu nekkoon Bassirou Sy jiite kuréel gi di mouvement national pour la citoyenneté africaine 8h tegal juróom-ñetti minutes ci place leen. wéy ci xibaar yi wax ci manifeste bi nga xam te ne kuréel gi di ñoo lànk fas yéeneen ko amal ajjuma gannaaw suba ci place de l'indépendance ñoom nag li ñuy sàkku ba léegi mooy nag nguur gi dellu gannaaw ci yokk gi mu yokk njëgu courant bi nag noonu tam ñu bàyyi Guy Marius Sagna ak ñoom ñu jàpp ci kaso bi gannaaw ban doon manifester préfet bu Dakar nag moom nee na nag ba fii kenn yëgalugu ko manifester bu tukkee ci ñoo lànk ci geneen wàll nag kuréel gi di JIR fare nag ci nguur gi nee na nag ñoom ñu ngi taxaw di xaar ndax lu ñu nangu nag kenn koy yëkkati coow ci biir réew mi leeral ak soxna Naata Mbaye. benn semaine képp ginnaaw manifestation bu jaar yoon bañ doon amal ca place de la nation mbootaay ñoo lànk wutali ji place de l'indépendance aljuma ji ñu dëgmal ñu ne lépp lu war ci wàllum këyit ak doxalin def nañ ko ba noppi ci gis-gisu Oumar Waly Zoumaro nekk kenn ci ñi yor kàddu mbootaay boobule. ajjuma ji di ñëw di ñaar fukki fan ci weeru décembre dañu bëgg def toogaanu ñaxtu boo xamante ci dal ak teg lay àndal lépp li nga xamante ne war nañ ko def ci maanaam yëglu bind autorité bi ne ko ajjuma de dañoo bëgg toogi place de l'indépendance wax nañ ko te toog boobu dañoo bëgg képp kuy sénégalais nga génn si du toogu taal du toogu yàq du toogu jaamaarloo. waaye autorité administrative bi ne jotul benn këyit buy bàyyeeko ci collectif boobule ngir sàkku ab manifestation aljuma Alioune Badara Samb préfet bu Ndakaaru. jotuma déclaration bu tudd noonu franchement parce que déclaration ay nit ñoo koy def dañ naan ñetti nit ñoo koy def wax fi ñuy marché ban waxtu la ban bis la lan moo tax donc dafa am ay critères yoo xam loolu la ñu kii donc du ay question d'organisation seulement lañ koy xoolee la ca des nag je préfère ne pas trop répondre mais li wér bi mooy ñoo ngi liggéey suñu liggéey de la manière la plus naturelle pour que ce pays fonctionne bien sûr les questions de sécurité sont des questions prioritaires bu loolu amee daan ci def li nga xam moo ci war. fileeg boobu JIR di groupe d'information républicain bokk ci ñi ngànk réew mi di artu collectif ñoo lànk ne duñu nangu benn yoon ñu yëngal réew mi Ansou Sané kenn ci ñu yor kàddu JIR. dégg nañ leen ci seeni conférence de presse ñu naan non dañuy dem place de l'indépendance ni ngi leen di xaar ba ñu dem place de l'indépendance parce que dafa am loo xamante ne nag ñun Sénégal lañ ne te xamante nañ ci biir Sénégal
lii amoon keroog yàlla xam na ni dootul amaat parce que aussi les Sénégalais sont conscients de la situation te ànd nañu ak président de la République ci li nga xam ni moom la def. lu ci mën a doon daal ñi bokk ci collectif ñoo lànk ne taxaw nañu temb ngir amal seenub manifestation boobule aljuma waaye it wëyal xeex bi ngir ñu deltu ginnaaw ci yokkute ci njëgu courant yi ñu bàyyi seeni mbokk lu ci mel ni Guy Marius Sagna docteur Babacar Diop ak ñeneen ña nekk ca kaso ba ñoom ñu ngi leen tegoon loxo ginnaaw ab manifestation buñ doon amal ca buntu palais de la République ngir ñaawlu yokkute courant bi ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre la woon. soxna Naata Mbaye ñu yokk ci ne waa ñoo lànk ñoom jamono ji dañuy amal ay ndaje waxtaan ak kuréel syndicat central syndicat yi ci réew mi ci loolu sax ñoom waa ñoo lànk daañu daje tey ji ci suba gi ak waa CNTS bu mu di giro bu 11h jotee buñ ci noppee midi daañu daje ak waa Sutelec wax ci liggéey yu mag yi nga xamante ne nguur gi sumb na ko ak jafe-jafe yu muy indil askan wi rawateen waa banlieue bi nee neen dematuñu dikkatuñu xamante ni ñu dund jamono ji ndax TER waaye itam VDN 3 ak tamit BRT di bus rapide transit ñu bëgg na ku leen ci dimbali di yuuxu wàllu Salso. délégué de quartier yi ñi nga xamante ni ñoo jiite ay kuréel fii ak soxna yi ñoo joxante woon dox daje ngir waxtaanee ci projet bi leen amal ci seen gox di BRT bi di bus rapide transit li nga xamante ni moo war a nekkee biir Géejawaay di nga xam ne dem bi ak dikk bi dina fi sooxe bu baax a baax looloo waral ba askan bi di afrook dankaafu ngir kilifa yi ci ay pexe gaaw-gaaw Madia Sène bokk na ci kuréel gi nga xamante ni ville bu Géejawaay la nekk te teewal fa société civile. BRT bi nga xamante ni ville de Géejawaay moom moo ko war a dalal ñu xam enjeu yi xam ban solo la am ci population yi ak itam ëllëgëm lan lay doon pour la ville et les populations pour que population yi itam dara bañ leen bett ci li nga xamante ni moom lañ leen di defal comme infrastructure. waa BRT gars ñu ngi leen doon xaar ci ndajama waaye ñëwuñu waa mairie ville bu Géejawaay ñoom teew nañu am na sax ay dogal yooyu nee ñu dinañ ko jël ngir askan wi ba ñu dund jafe-jafe dëgg ci wàllum dem bi ak dikk bi Omar Niass moom moo yore lépp luy wàllum planification ci ville bu Géejawaay. il y aura des dégâts il y aura des problèmes et c'est pourquoi d'ailleurs ñu ngi ci bëgg di waxtaan ak nit ñi di leen sensibiliser tey du jëkk la rek mais rôle maire bi d'abord c'est de sensibiliser d'informer les populations ba ñu xam projet bi lan la boobaa les gens pourront s'adapter mais projet bu baax la bu ñëwee nag ñàkkul dinañu jafe-jafe dans le fonctionnement ou dans la réalisation. BRT gaa ñu bëgguñu fii nee ñu mu mel ne TER train express régional bi ndaxte nee ñu bëgguñu liggéey bi nga xam ay ati at lay am buñ ko soobee seen lépp taxaw. Salif Sow Géejawaay ngir rajo Futur Média. Salif Sow wax ci lu soxal wàllu kër yéenekaay yi ak rajo Futur Média RFM mi nekk TP nekk rajo bi nu gën a déglu ci Ndakaaru loolu nag tukkee ci sondage boo xam te ne kër gi di institut BDA ñoom ñoo ko def di yëngu ci wàllum sondage nee na nag ñu ngi ko def ci 28 août jàpp 15 septembre bi ñu génn daal di ci nag laaj lu toll ci junni nit ñoom ñëpp nee na daal programme RFM la ñu safoo leeral yeeg Pape Besti Ba. su doon rawante la ñu ne RFM gaa yi topp ci ginnaawam mënatuñ ko seen rajo Futur Média di rajo bi population bu Ndakaaru tànn ne mooy rajo bi jiitu moom moo njëkk loolu sondage bu BDA def moom moo wane ne rajo Futur Média moo nekk ci kaw rajo yépp rawee na leen lu ëpp 20 poñ sondage bi nag ñi ngi ko def ci population bu région bu Ndakaaru seeni at mi ngi toll ci 17 at ak lu ko ëpp méthode quota la ñu utiliser ci échantillonnage bi ak critères yi nga xam ne ni nag jàpp nañ ko ci mooy at góor la wala jigéen département bi ak lan lay liggéey sa njàng fu mu toll xayma ñi ñu sondee ñëpp mu ngi toll ci junniy doomu aadama ñu nekk ci 4 régions yu Ndakaaru auditeur RFM yi nga xam ne ñoom nee nañ kontaan nañ ci rajo bi téeméer bi 3 poñ moo ko manqué ñoom ñu am gis-gis bu rafet ci rajo bi lu ko expliqué nag nee nañ mooy programme yu intéressant présentateurs yeeg animateurs yi dañoo am compétence ni ngay dégloo rajo bi itam mu di confort d'écoute bi ñu jàpp ne lu leen neex la audience RFM ci jour bu ñuy liggéey mu ngi gën a am solo diggante 9h ak 10h jàpp 7h ak 8h sonde yi nag lu ñu xamle émission yu ñu gën a déglu ci rajo bi mooy dëggantaan 35% grand jury moo ci topp ak 33% yoon wi 30%. ak lii di RFM matin 30% ginnaaw RFM Zik FM moo topp ci moom jël 2e ak 47,2% RFI ñëw 3e position Sud FM ak Walfadjri. RFM fréquence de modulation 94.0 la radio en puissance. Papes Diba dellu di ndokkeel waa RFM yëpp ci liggéey bu rafet bi ak pas-pas bi di ñaan mu wéy di ndokkeel tamit ñi nga xam te ne ñooy auditeurs yi sa fo rajo bi saa su ne di leen di wax kon ca kaw ca kanam. xibaaru tàggat yaram Cheikh Tidiane Diané Serigne Cheikh ndokkale.
jërëjëf El Hadj Ndiogou Diène di la ndokkale tamit ci ndam li nga xamante ne amati nañ ko. jërëjëf kon mbokk mi ngi noonu sport nag laa xam ne fu mu féete. waaw sport moom fu mu toll ay ca demal looy tàmbalee. dañ koy daal di door rek wàllu basketball ak kii di Moustapha Gueye moom mi nga xamante ni tabb nañ ko mu doon directeur technique national bu bees bi daal di wuutu ki nga xamante ni daal moom moo di Maguette Diop. dogal googu baw ci fédération sénégalaise bu basketball ni ki démb gannaaw seen réunion bi nga xamante ni ñu ko doon amal dañ siy daal di déglu ki nga xamante moom moo yore bu mu jokkoo bi di El Hadj Sarr ci micro yu suuba Diong. décision yi ñu jël tey ci sunu bureau fédéral mooy lu jëm ci proposer ministre des sports ay changement ci wàllu sunu direction technique mooy ñu jëlee fa ci di Maguette Diop ñu daal di nommer Moustapha Gueye ñëpp xam nañu que ni am na jaar-jaar bu mag ci basket bi fii mais Maguette Diop aussi ñu nga xamante ne tey la ñu décidé remplacer nit la ki nga xamante ne rendre na ci service bu bari basket sénégalais donc fédération di ko jaajëfal ci mission bi nga xamante ne ni moom lañ ko santoon mais tey yàlla def na ni aussi moom mag na te dafay baax mbir boo ko yoree ñu doxal ba mu yàgg ñu jéem a indi ay coppite yu bees beneen décision bu am solo bi ñu fa jël mooy jëlee kii di Cheikh Sarr ci boppu équipe nationale jigéen ñi parce que tout simplement moom tamit entraîneur bu mag la waaye dañ ko fixé woon ay objectifs lu mel ni qualifier équipe nationale féminine ci tournoi pré-olympique bi mais aussi daal di gagné Afrobasket fii ci Dakar ñaari objectifs yooyu noonu ñun bu ñu xaymaa ñu gis ni que ni atteindre ñu ko ñu ni nañu fexe aussi ñu apporter foofu ay changements mais rien n'empêche que ñun fédération ñu jéem a xool ci yeneen domaines yi nga xamante ne ñu dañ ko fa soxla ñu daal di ko fay tabb parce que Cheikh Sarr aussi nit la ku farlu ci li nga xamante ne mooy liggéeyal réewam liggéeyal basket Sénégal. Moustapha Gueye gannaaw ba ñu ko tabbee mu doon directeur technique national bu bees bi yëkkati na ay kàddu yu njëkk en exclusivité fii nii ci rajo Futurs Médias ñu déglu ko ci jokkoom ak Soda Thiam. C'est un honneur pour moi d'être promu à ce niveau de responsabilité. mbégte la ci man ñu teg ma bi les postes de responsabilité maa ngi sant bu baax fédération sénégalaise basket ak ministère bi ñu dénk tàggat yaram mission bi nag rëy na waaye jàpp naa ni bu ci ku nekk dugalee loxoom dinañu am li ñu bëgg. on y arrivera alhamdulilah et merci. di jaajëfal Abdoulaye Diop mi nga xam te ne moom moo firi yooyu les kaddu yu Moustapha Gueye di directeur technique national bu bees bi jàppale ni itam ci wàllu dogal kii di Cheikh Sarr daan nañu tekki ndombal tànkam ci boppu équipe nationale bu Sénégal basket ci wàllu jigéen ñi ñu daal di wax ci footballu jigéen ñi ak équipe nationale bu Sénégal mi nga xamante ni ma ngay waajal lii di premier tour qualification Coupe d'Afrique des Nations ñoom nag seen match dinañ ko amal seen diggante ak Libéria du yàggul dara waaye ci wàccaay gi ni ki tey jii danañ amal jongante xarito ak seen natango ya Gambie ca centre technique Jules François Bocandé bu Tubaab Jalaaw dañuy daal di déglu Seyni Ndir Seck mi nga xamante ni moom moo yore football jigéen ñi ci biir fédération sénégalaise bu football. équipe bi commencé na di regrouper lu tolloo weer ak lu tegu parce que dañu nekkoon di waajal benn tournoi bu tudd tournoi IFOA boo xam ne ñu ngi ko waroon a jongante Sierra Leone wante mujjul antu comme éliminatoire yi ñu ngi ñëw kon bénéfice la si ñun ñu continuer suñu ay regroupement continuer di préparer wu pour éliminatoire yi nga xam ne mu ngi war a jot ci ay fan yu néew pour xam ñan ñooy jongante ci Coupe d'Afrique féminine bu jigéen bi donc si loolu lañ nekk ni di préparé wu premier tour bi ñu ngi war a daje ak Libéria coach bi xalaat ne duñu fubalee ak Gambie ci match amical dina nekk jongante boo xam ne dina baax trop ci ñun dina permettre mu natt équipe am ba pare mën a rectifier li nga xam ne moom la bëgg rectifier balaa éliminatoire yi di jot équipe bi nag am na ay changement yu bëri am na ay anciennes joueuses mais am na ay xale yu bees yu bëri yoo xam ne ñu ngi ci équipe bi parce que génération bi fi nekkoon dafa egg période boo xam ne dañu toll pour changer waat phase de transition la du yomb nag wante am nañ daal yaakaar mélange bi nga xam ne moom lañ am entre quelques anciennes ak quelques nouvelles que ne dina baax daal incha allah. match de préparation boobu suñu diggante ak Gambie tey jii ci ngoon takkusaan 17h ci centre technique Jules François Bocandé bu Tubaab Jalaaw geneen jongante xarito bi suñu diggante ak Gambie ba tey danañ ko amal niki samedi ci bu 16h jotee ci stade Lat Dior bu Thiès bu loolu weesoo ñu daal di waxtaanee lii di mondial des clubs ñu koy amal ca Qatar Flamengo di équipe bu Brésil daal di jël li nga xam te ni moo di Copa Libertadores ñoom nag daal di nañu kon bokk qualifié njëkk ci final gannaaw ba ñu amee ndam niki démb
seen diggante ak doomu Arabie Saoudite yi di waa Al Hilal ni ki tey jii nag ci bu 17h30 jotee Liverpool bu Sadio Mané dana daal di sóobu ci geneen demi-finale diggam ak ñi nga xamante ni daal ñoo di waa Monterrey FC di club bu Mexique la ñuy daal di tasel ñoom itam buñ ca amee ndam danañu fekki kon bokk ñi di waa Flamengo ca final bi nar a amal niki kon bokk samedi gi foofule ca Qatar ñu daal di ko jeexaleeg lii di classico bi nga xamante ne moom la ñëpp di xaar tey jii ci ngoon bu 20h jotee diggante FC Barcelone lay daal di doon ak ñii di waa Real Madrid jàppale nag ñaari équipe yi ku ci nekk daal na am fanweeri poñ ak juróom féete ñoom ñaar ñëpp ci bopp raw gàddu gi tey jii nag ku ca am ndam mën nañoo jàpp ni daal di nga détaché wu donte sax mën la garantie li nga xamante daal moo di titre lii di champion d'Espagne match boobu incha allah di ngeen ko mën a déglu en direct ci rajo Futurs Médias naka dekk desk sport bi defee bu ñëwee rek ñu itam tooj audience bi incha allah majj kon incha allah majj buñ ci boolee ay koom nag dina gën a baax dina gën a baax yow noo gisee classico boobu bon jàpp naa ni que lu war a mën a équilibré la parce que boo xoolee par rapport ak li nga xamante ni moom la équipe yi di wane jamono gi c'est vrai que tout au début de la saison gis nañu équipe bu FC comment s'appelle Real Madrid nekkoon ci ay jafe-jafe mais gis nañu ba ñu demee ba xaw a toll ci li nga xamante ni moo di ay 5e 6e journée gis nañ ko surtout équipe nga xamante ni ma ngay progressé ba tax na tey jii du ma ne atteindre na sa vitesse de croisière mais toll na fi nga xamante ni war na mën a dirante ak mbagg ñi nga xam ne ñoo di waa FC Barcelone gis nañu ren ji bu tey c'est vrai que li ñu am ci ay victoire bëri na waaye léeg-léeg ñu xaw a fakastal te bu ñu fakastalee en général soit nul lañ ciy jëlee wala lu ni mel waaye dafa di équipe nga xamante ni dafa am un joueur exceptionnel di Lionel Messi mi nga xamante ni à lui tout seul mën naa décanter situation ci match kon boog match boobu bu soobee yàlla tey ji ci ngoon da ngeen ko mën a déglu en direct ci rajo Futurs Médias ñu ñëw toojaat audience bi kon ba ci kanam incha allah jërëjëf sëñ Cheikh yegg si léegi ci wàllum aada ak cosaan chronique culture bi ànd ceeg Anna Rochard maa ngi leen di nuyu mbokk yi gannaaw félicité bu Alain Gomis ci atum 2017 Atlantique moom it mu ngi ci yoonu Oscar 2020 filmu Mati Diop bile bokk na ci fukki film long métrage yi nga xamante ne mën nañ joganteel ngir Oscar du meilleur film étranger liste bu mujj bi nga xamante ne juróomi film ñoo ci war a nekk daañu ko siiwal fukki fan ak ñett ci weeru janvier gi ñu dëgmal ci bis bi nga xamante ne ci la ñuy annoncé nomination définitive wu Oscar 2020 yile jamono yi nag Dakar moom mu ngi dalal benn atelier sous-régional boo xamante ne mu ngi soxal copie privée sonore et audiovisuelle mu nekk nag occasion pour gëstu ci loi bi nga xamante ne moom moo soxal droit d'auteur ak droit voisin ci jamono yi nga xamante ne internet fës na loolu Nafissatou Sila moo ñu teewaloon ci cérémonie bi. fexe ba taxawal li di copie privée doon na lu jàmp ngir société yi nga xamante ne ñoom ñoo yor gestion collective lu ci mel ni SODAV mu doon koppar gu am solo bu mu mën a jur bu ñu sukkandikoo ci Ngoné Ndour di présidente conseil d'administration bu société des droits d'auteur et droits voisins. boo gisee société de gestion collective yi nekk ci àdduna bi yëpp loolu seen doole dëgg foofu la jógee au niveau de la SODAV ñu ngi ci pousse ministère bi aussi dina ci jàppale parce que moom mooy gérer commission bi. je pense que aujourd'hui avec la rémunération pour copie privée coono artistes yi jeex na parce que là on parle plus de centaines de millions on parle de milliards. marché gu yaagoo xamante ne rek faw ñu ñoŋal ko fii ci Sénégal ak tamit ci sous-région bi bu ñu sukkandikoo ci Abdoulaye Diop di ministre de la culture jiite woon na ndaje bi lee te fukki réewu Afrique ak ñeent daal di koy teewee. naka la ñuy harmoniser wu naka la ñuy mun a gën a yokk seen koom-koom yi ñooñu dañu mën a dundee sur seen activité ñu xam tam naka la ñuy partager expérience parce que dëkk bu nekk am na benn spécialité bu mu am. ci Sénégal ci atum 2020 ci trimestre bu njëkk bi sax le SODAV yaakaar nag démarré lii di joxe ay ndàmpaay bépp artiste. Abdoul Aziz Dieng nekk conseiller bu ministre de la culture di leeral lan mooy copie privée sonore ak audiovisuelle. xam nga bu njëkk ba soo jëndee benn disque nga soxla beneen disque nga dem jëndiwaat beneen disque léegi da ngay jël albumu Thione Seck mais jox ko ku la neex Thione Seck lu mu siy am dara. ce n'est pas normal Google bi koy teg mais c'est pas gratuit dama bëgg ñu fàtte affaire gratuité fexe nañu ba mu dugg si loi wu Sénégal mu am maanaam ndàmpaay boobu nu muy demee dañuy jël bépp appareil boo xam ne mun na faciliter ay enregistrement de musique wala vidéo ñu teg si lu tuuti rek si njëkk li benn pourcentage xaalis boobu ñii ñoo ko moom loolu mooy ndàmpaay bi loolu mooy copie privée commission copie privée bi nag liggéey na ba pare jël na ses décisions négocier nañu ak commerçant yi d'accord nañu ñu ngi fi négocier nañu ak association consommateur Sénégal yëpp d'accord nañu léegi application bi moo des lu muy xaar ministre des finances suñu ne dem leen suba 1er janvier ñu commencé. jaajëfal Nafissatou Sila mi taataan yi kaddu di leen jaajëfal mbokk yi ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah ci beneen chronique culture ci RFM.